Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information. Cher internaute Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di amal seen émission fii Max Lamb di maximum de lamb di ànd ak Père Max lundi bu jot ci heure bii nii ci Sénégal 7 Père Max ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa fii di la kontaane comme ni ma ko waxee rek émission bi rendez-vous la di Max Lamb maanaam maximum de lamb te maa ko diggee te diggee nag moom bor la maanaam lépp lu fi xew ci lamb rek dinañ ko taataan dégtal ko ñi safoo site bu mag boobu di Sénégal 7 tey nag ñu dalal promoteur bu mag xam naa ci kanam tuuti di nga ko présenté mais danaa la jiitu rek ci ne du ma fi dalal kenn ñu ne kii lu mu fiy def. maanaam ku ma dalal rek day bokk ci làmb. dëgg la Lalia ñu ngi lay nuyu Père Max bu baax ba di la kontaane bu baax aussi ñuy dalal promoteur di mag bu mag boo xamante ni mooy Baba Diaw Diaw production Diaw ñu ngi lay nuyu. waaw sama si maa lay fay sama wax nuyu Père Max nuyu àdduna am nuyu suma famille moo jógee muy Medina Fass Colobane Gueule Tapée nuyu sama copain bi am di xam nga nuyu ak lu làmb ñëpp. dëgg la ñu ngi fi ñëwoon tey invité la pour ñu waxtaanee ci làmb ji ak sa journée bi nga war a amal le 7 fële ca arène nationale. di diggante Quench ak double moteur. lan nga ñu mën a wax ci journée boobu. waaw journée boobu daal xam nga ñu ay ndaw lan xam nga tëgg tamit combat wu ndaw. kon dañuy ñaan yàlla sutural xam nga te képp ku fa ñëw tam sa xol sedd ñu daal dañuy wax àdduna bi yëpp wax ji moom mënuñu ko jëf lañ gën a mën a dëgg la comment yàlla defal ca ndax dañuy jaay bés bi dañ koy jaay dañuy jaay bés bi di woo ñëpp jàppale ko le 7 promoteur bi mu duggee ci làmb ji yàggul mais am rêve ñun moom nañu may accès rek buñ ñëwee dinañ ko defal direct waaw soo jëwul moom bàyyi fa la quoi te ñu nag moom ñoo far dëgg la bu ko defee daal loo ci mënti dégg daal day wax li muy wax rek li ci des ñu mottali mais daal dalal nañ ko muy waajal bés bu mag génnu na tournoi CEDEAO bul fàtte ne boobu le 4 au 6 novembre te buñ paree gan yi duñu dem dañ koy xaar moom événement ndax ñoom dañuy bëgg lambu Sénégal ndax bëri dóor fii rek la am moo tax nag ñu ne ko boo paree xaar ñu waa CEDEAO yëpp dañuy rangé wu sa ginnaaw def ak yow fête bi ba mu jeex lan lañ dañuy ñibbi ku ci ne dëkk ba nga jëm nga dellu léegi Père dañuy ñëw ci actualité de la semaine bi mooy gis nañ ni Baol production tëggoon na làmb ji di général ak fils de Balla lan nga ñuy wax ci journée boobu. li may wax journée la boo xamante ne nii Iba Mar dafa feesoon del ñu bëri ci fulla bëri ci fayda stade bi fees del ñu tuddee woon ko maire Médina moo tax sax kii feeru ko ndax Bamba ma nga waree Médina mais kii nag ki mu tuddee moom la ñuy wax Messi waaw Messi xaw ma Messi man xaw ma lu mu doon sax waaye xam naa ne daal leader la moom xam na ko moom mi ko tuddee làmb ji non seega naalaan la waaw xam nga doomu Médina la dafa gëm Médina ñu tamit nekk ay doomu Médina xam nga kon tey suñu xew la dañuy soxla ay kilifa gunge ñu te moom nekk na nit koo xam ne alalam du ko boole doomu aadama xam nga ku baax la mais Diaw tamit est-ce que nekkoo di politique rek non man damay politique dama koy jàppale waaw noonu lay demee kay da nga koy campagne daal dama koy jàppale xam nga lu daal day yàlla xam na ni musuma may dara moom mais dafa war na exemple moom ay qualité ok xam nga war na jeunes yi jàmbaax ak gëm Médina bu mu dëkk kon donc loolu su ko wane am nañ droit itam jàppale ko loolu dong la amul leneen. d'accord yàlla baax gis nañu aussi moom ci poste bi mu nekk mooy dépôt ak consignation mu ngi koy doxal bu baax a baax. jàpp nga ne aussi buñ ko joxee mairie Médina dina ko doxal. non mën na ko sax jox dëkk bi. bu Dakar. waaw loolu après dañ ci ñëwaat te ñu daal dem ci Ndiaye production mooy kii Assane Ada Fass ak Tafa Mbër. waaw Fallou Ndiaye moom moo woote dem moom tamit nag feelu frère am Assane Ndiaye feesal arène nationale dell. te amoon na tuuti tiraillement bu ci amoon mais père tamit démb aussi amoon na ba kii violence bëri woon na. non violence bi dinaa ci ñëw am na ci boo xam ne suma kanam la. parce que bi may ñëw génne Pikine ci rond point bi maa ngi gis benn boy bu yoroon. moto
ñu padd ko mu daanu sama kanam bi mu jógee bëñ yi di naaj mu jóg daw bàyyi fa moteur bi mais bi xale bi ñu bëggee scooter bi ñun ñoo jéng ci kaw xale yi ne du ngeen ko yóbbu fexe ba mu jotaat scooter am bi ma duggee ci biir la arène bi nag laa woo service d'ordre ñu woon foofu ci bunt bi ne leen fële ca rond-point bi am na booy agressé mu ne ma demal wax ko kële mooy sunu chef bi mais bi mu ñëwee génn ci bitti mujj nañ taxaw booy nag ba liggéey nañ fi liggéey bi mucc ayib nag ndax gis naa ne dañu mujj police Pikine ak Guédiawaye di def patrouille di dem gauche droite ba bi làmb ci jeexee sax am na ñoo xamante ni seeni oto dañoo ñëwutoon mais dañ fa teg benn oto police ñu toog fa di yor seen sécurité parce que man dama yàgg a kaas mais injustice ànduma ci man bugguma violence ci làmb ndax boo ne woon kaa ñu xeexi kenn du ñëw ginnaaw ba sport la nag daa am ñoo xam ne dañ ciy rax di yàq te loolu baaxul parce que bi ma ne service d'ordre bi parce que bëggoon ko jiiñ promoteur yi ne ñoo war a sécuriser ñëpp daa am ko ne ma am koo xam te ni moom ci loolu lay yëngu ne ma père li nga xamul mooy service d'ordre bi promoteur yi jël pour événement bi la mais police yi ne ca gox booba suy lu mel noonu amee ñoom ñoo war a jël ay éléments ñu sécuriser mbedd meeg ñiy dem seen yoon te nag gis naa ne loolu am na gis nañu police Guédiawaye ak Pikine waa jooju sax moo dugal ci réseaux sociaux bi ne boobu ñu ngi ko agressé ay 16 heures yooyu noonu maa ngi taxaw nee na dañoo jël porte-monnaie am nee na somme bu bëri moo fa nekk nee na ñaari téléphone portable am nee na jël nañ saakam am matériel électronique informatique et une valeur importante AirPods et autres nee na carte d'identité mi ngi tudd El Hadj Sarr Samb loolu sax moom wóoru nee na noonu la xam naa ne daal bi ñu ko pàddee mu daanu dafa daanu jóg daw scooter bi ñun ñoo ci jàpp ba tax demul xaw moo nag lu mu yor mais xam naa ne gaañu na loolu la déclaré carte bancaire am yëpp nee na nañ ko jàppale buñ ko gisee buñ ko mënee delloo ay carte am ak ko kii carte d'identité am ak papier am yëpp kon daal ba mu daanoo la daw mais daal am ci moo xamante ne ñu mën maa ci jàpp man dama cee yem d'ailleurs moo tax ma wax ak policiers yi ba ñu mujj mais nit ñi yemuñu ñiy gàmmoog ñiy raas dem bokkul da ngay dem ba léeg-léeg màggal am wala gàmm ñuy wax ñañ fa jàpp kon ñooñ bu doon ñaawteef dana mucc ñooñ mucc ci rawate nag ay làmb ak yooyu mais ñiy def loolu kenn encouragé wu ko loolu bokkul ci làmb bokkul sax ci leneen nag te ñooñ dañ fee ne di yàq bu ñu ubbee bunt bi ci lañ doog a ñëw ku romb sàcc la te yooyu doxul nag te dañ koy def ci secteur yëpp nag nawetaan yeeg football yeeg lépp te yooyu nañ ko bàyyi yooyu doxul mais daal démb aussi ñu gisoon ne Sidi Diakhaté def combat bi fële ca Thiès waaw moom it liñ naan Ousmane Gandigal mi ngi bëgg a doon noonu nag champion ci capital di raay ndax daan na ñëpp ambulance daal su ma jumul moo ci des ak Modou Anta ndax Alaaji Gaynde mii moo desoon booy Thiès yëpp Ousmane Gandigal jóge na Gandigal ñëw daan leen Alaaji Gaynde ci mujj te dana kon boo duggee ci man fa ngay bàyyee Thiès mais nee na kon pareeguma Thiès mais dafa mel ni Ousmane Gandigal pareegul Thiès nag ba léegi mi ngi ci yoon wi gaa ñoom daal mooy leen dara Alaaji Gaynde la mujj daan kon su ma juumul ambulance moo ci des ak Modou Anta su ma juumul daal ci semaine bi loolu moo fi xewoon ci bëri dóor waaw Diaw Production ñu gis ne aussi làmb ji amoon na fi problème ba ñu tëj ko tey mu ubbi waat ngeen war a reprendre seen ay activité yow ban jàngat nga am ci loolu noonu waaw jàng musi am ak waaw kii jàng musi am daal àdduna mooy doxee noonu waaw jaam pexe bi yàlla ak dogam te ñun ay jaam lan comment jaam day xama nit nga mun a xalaata ni suñ boobu indi neneen suba dañ koy nangu wax dañ si sant yàlla bu wéex te moom victime la ci ñaari yoon nag ndax record bu njëkk ba ma koy laaj noonu nu mu ko dundee xamaa dañ si sant yàlla bu wéex xam lu bonoon nga jël alalu jàmm dugal ko si kon donc lépp suma alal la kon dama si sant yàlla daanaka jeex na ba pare dañ ñaan yàlla eggale ko si jàmm le 7 novembre inchallah d'accord léegi lamb yi nga gis ne am na semaine yi passé ban jàngat nga ci am aussi ne gis xale yi ni ñu bëree ak yooyu noonu benn lamb muñ commencé dundaat waaw commencé dundaat te fu ko promoteur yi teg baax na buñ ko tegg te ñu ñaan yàlla ak état bi gën si jàpp xam nga suñu tamit ak télé tamit gën a jàppale promoteur yi ndax lamb dafa xaw a metti xam nga amaa na ñoo xam ne day image bi ñu wane si kaw ak bi ñu wane si suuf du benn te ako nga amu demee noonu dañu war a jàppale gars yi soutenir leen may leen doole jàppale xale yi kay comme tey nooñu ko defee nii woo ma ne ma sa bis dimanche nag kaay toog ñu wax
am ñoo xam duñ ko defee noonu tant que joxal leen weccit te àdduna du doxee noonu non du noonu nga bon du noonu xaalis deuxième la woy bu rafet moo gën relation waaw relation bi ndax wax dëgg yàlla bu mu duggee nii dama kontaan xam nga jour combat bi loo leen bëgg a def leen man nit soo ma mënee teraanga dama la koy delloo mais soo ma imposé ma gis sama bopp kon jàngat muy def mooy lamb mën commencé dox yàlla jàppale bu baax a baax Père lan ngay wax ci journée boobu waaw muy journée bu am solo journée boo xamante ne nii ñaari xale lañ yoo xamante ne nii làmb moo leen boole donte Quench moo raw tuuti ci làmb mais Double Moteur dafa dugg lamsaar daan fa fëgala bokk ci tête de file yi moo tax kee bi mu niilee ak Diène Kaïré ne ma du maa raw Diène ma ne ko fëgalaa tax mënatoo ko bañ li lay wan ne ñoom ay amateur lañ ñu tëgg combat boo xamante ne nii depuis ba mu taxawee ba léegi ñoom ñooy ay ndaanaan rek mais combat bi tension rek la am lu muy gën a jege di gën a am tension boo gisee fi ma waxee nag réseaux sociaux yi da ci am ñoo xam ne dañuy profité ci sa événement boo tëgg di ci am ay vie te duñ jàpp ci promotion li ngay organiser moom foofu lay waxee mais daal journée la boo xamante ne nii dañoo tudd ñaari combat yi rek mais spécial yi comme boo liiree programme bi jox nañ bu la bu ko defee ma bàyyi la nga lim lépp li ci des ma développé waay ña nga Baalo Texas ñang Baalo waaw Baye Wali Kay Baax écurie Kay Baax waaw muy Boy Sébi Boy Ña Naxa 2 Thiaroye 44 Général Kaïré Colonel Seras mu ne Brise Diouf ak Toubabou Dior mu ne Thiatou Seras Pouy 2 ak Top 5 Boy Dogo yooyu lay tëgg avant grand combat bi waaw daal di yéegal ci kaw léegi bi ci topp mooy Quench bi ak Double Moteur yeneen yi moo nekk Brise de Mer T-Max mooy Grand Yoff mbooloo drapeau Maguette Diaw président chambre de métier village artisanal Soumbédioune boobu sax taxaw fa tuuti waaw choix boobu lu ko waral waaw Soumbédioune la booleeg Soumbédioune Medina foofu laa choix nekk boobu man dama gëm suma gox te lu mu am sama àdduna sama gox moom ko gënal village nekk na loo xam ne tamit xam nga instant yi fi commencé dee te suñu sañoon day dundaat loolu taxoon na bëgg ñoom xam nga ñoom Covid bi da leen a laal aar bi mais teelul ginnaaw moom dafay yëngu ndax artiste la day li ouvrier la te ci affaire bi da leen a laal mu delloo leen njukkal pour ñu mën a wax seen message àdduna dégg leen choix boobu la kon moo lay wane moom ci principe lay dox ak bëgg ko xam mun a moment bii même bu dul Messi am na yoo xam ne bu leen tuddee deuxième drapeau ñu jël ndax am na ci politiciens yoo xam ne dama yàlla baal amuñu mbooloo dañuy profité ci événement yi rek ñu dox waaw mais moom buy tur loolu dafa delloo mbir bi fa muy yëngoo pour ñooñu wax seen message bu ko dee àdduna déglu leen ma bàyyi la nga yëgale fii si waaw ak noonu la demee kay wax ñu kay jeex ma wax ñu frenk laay waaw beneen combat bi di gaaroo gaar kii lébu gi ak Sidi Diamaguène te xoolal sama technicien bi xoolal wëri na gars yi ba gis nga drapeau gis nga xam nga fii moom wëri na gars yi ba gis nga ñu ngi nii Canal laay joobee Canal 4 waaw foofu laay joobee foofu laay defar ay fauteuil ay lal lépp nga tuddee leen drapeau bi ma delloo leen njukkal ak suñu président xam nga ndax ñun ñëpp doomu réewu leen te mën nañ jël suñu moyen dem si dëkk tubaab bi mais defuñu ko dañ toog suñu dëkk pour liggéey kon loolu tax ma delloo leen njukkal di ñaan tamit président Macky Sall jàppale ñu da foofu yëpp ay ndaw moo fi nekk ku fa am 50 ans amoon ñëpp ay ndaw lan xam nga loolu tax ma delloo leen njukkal bi beneen bi di Boy Maroon ak Sa Thioro drapeau association jàppal ma jàpp de Soumbédioune waaw foofu suma papa géej la nekkoon te kilifa la woon kon donc xam nga ñu fi nekk tamit sama ay mboxam lan yoo benn association bu dëgër gëm seen bopp nangoo liggéey loolu tax ma delloo leen njukkal ñoom tamit ndax Pema wax na la si biir wax man du xaalis bi su ma gisee ay jeunes yoo xam ne ay jàmbaar lan ay liggéeykat lan damay ma envie tamit teg leen loxo waaw. Père Max looy wax si kii journée boobu. waaw journée la boo xamante ne nii mën nga ne journée des espoirs te it nag ñetti combat spécial yëpp yor nañu dayoo grand combat bi ndax feeñ na ci signature bi ndax T-Max xale la boo xamante ne nii ndaanaan la war a dajeek Brise de Mer bëri na fi ay yoon grand combat. war a dajeek T-Max keroog Zarko moo ko ëmb andi ko
Zarko retour am ñëw am na champion bu waxtaan ak moom ne ko li ngay wit si fii États-Unis soo delloo làmb ja mën nga koo am mu fàttali ba nag Balla Gaye 2 moment bi ñu bëree dem bam yàgg mu bàyyi dem tukki dem Italie Gaston waxtaan ak moom delloo si ko ba mu ñëwee ci la am ay teraanga ba toog léegi di liggéeyal boppam dem ci yeneen yëngu-yëngu Zarko nag ëmb tee mag sa ni ku mu war a dajeek Brise waree caaro yi di dëkk làmb ndax nee naa bi juróom benn écurie rek di am ak juróomi écurie caaro yi am na écurie léegi écurie dem ay 160 et quelque booboo lee écurie ak école de lutte yi kon moo lay wan ne caaro yi màgguñu bëre dañoo judd fekk ngembale ca gox ba moo tax moo lay wan ne loolu combat la bu am solo waaye diggante gaaro gaar ak Sidi Diamaguène coow laa ngi noonu ndax gaaro gaar day indi mbooloo ñi mu dajeeg ñëpp da lay tooñ sa loxo jóg mu buddi la dóor ci suuf te dañ naan mënta xeex waaye fu mu jàppee mu jeex su ma juumul buy am defet benn yoon lay doon ñi mu dajeeg ñëpp da leen a daal te mbooloo mu bari lay indi nag doon léegu boo xamante ni keroog sax wane na boppam ndax nee na Coen si la àndal ndax mooy sama doom sama mbokk. waaw mooy kii joué grand ko yi def grand combat ndax waa kooku da ko ne boo faral yi ñuy ko ci faral mu ne dafa jar a laaj daal di ñibbi ci ay mbokki léeboom waaye ñeneen ña fa ne am na xam double moteur la ñu àndal ndax loolu mooy sport loolu mooy sport mais loo ci mën di dégg daal journée la boo xamante ni ku la ko yombalal moo la ko xañ surtout ñaari mbëri buñ ne la yaay favori dañ lay nax kenn jëlul avance pour daanu mais journée la boo xamante ne nii journée des espoirs la mais mu am rendez-vous nag rendez-vous bi mooy ñi fi war a dajaloo waa CEDEAO bu ñu paree dañuy toog xaar ko moom wax naa ko léegi waaye su boobaa nag su may def émission sax du ma ñaan waaye Sénégal sañ naa koo ñaanal nag moom ndax affaire dëkk la ñu ngi ñaanal daal bu ñuy seetaan Coen si double moteur yàlla na fekk suñ capitaine bi xaw ma booy fay lay doon mu gàddu drapeau bi ànd ak Ambra Sarr ak ñeneen juróom ñi ñuy àndal ñu seetaan combat Coen si double moteur te gis nga ñëw na xam nga moom duñ bàyyi dara gis nga ci sama gars yi ñoom Abdourahmane du bàyyi dara moom daanaan la waaw dara la dul bàyyi mais daal journée la boo xamante ni daal journée bu neex lay doon mais nag maa ngi woote appel nañ ñëw sax dimanche seetaan feet lay doon na mais amateuru làmb dañoo tàmm ñoom boo ne CEDEAO duñ di ñëw nañ ñëw nag nañ ñëw dimanche bi ndax ñaar fukki combat la fukki combat la ñaar fukki mbër séq ko mais du 4 au 6 nañ ñëw ànd ak lions yi nag ndax gratuite lay doon amul fay nañ ñëw pousser lions yi feesal stade bi del damay bañ ñu toog naan Coen si laay xaar ak double moteur ginnaaw ba léegi man fay nañ paas rek ñëw ci stade bi seetaan gunge suñ gaynde yi ñu gañe jël raaya bi dimanche nag dagg billet la moom nañ fi ñëw rek ndax làmb ji sponsor yi demeewu noonu billet yomb na 2000 ay yow koy combat 200 nga def per 2000 nga ne 200 10 combat bilaay 10 combat 200 la dëgg la combat 200 la combat 200 la xam nga kii tooñul kenn déedéet tooñul kenn mais daal xam naa ne moom dafa mel ni pare na sax si journée bi yéexee non xel mu dal rek xel mu dal rek mais macha allah parce que à une semaine des événements mu toog nii ne déer xel mu dal mais lu diis la tëgg de Gaston daana tëgg laa mu toog 3 jours du nangoo du bëgg a wax aaw bi nday ma rek du ko bëgg a wax lan lañ jaay ndax leer na ko ne xam nga instant léegi mu fees doo am xaalis instant léegi mu fees doo am xaalis dëgg la ndax door kër yi mooy li nga fi doon wax keroog non loolu am fu ma dem dénoncé ko non si fu ma dem dénoncé ko parce que de billets yi trafiquant mooy ki jënd ca gise ba 2000 bu la neexee sax nga wàññil ko ci ne ko defal naa la ko 1800 wala 1900 nga jaayee 2500 wala 2200 mais laal yaa li ma d'accordul mooy ma defal sumay billet nga dem jël yu mel noonu falsifié ko falsifié ko waaw wala ki lay defaral la billet ba pare defar yeneen sa stade fees del doo am xaalis loolu c'est du vol sàcc la est-ce que moom mi ngi te ñii dañ leen a war a jàppale parce que keroog amoon nañ cas boobu ci lamb moom laa wax ñun bàyyi nañ si xel te jël nañ si ay matuwaay yu mat sëkk te kuñ si jàpp billaay wallaay dina la coûter seex man du ma nangu kenn Fallou Ndiaye ba ma ko waxee ne ko allez noonu lañ ko def daf ma ne man ku ma ci jàpp man du ma allez dama lay porter plainte te ñooñu te loolu laa leer dañ la war a dénoncer mais loolu de sàcc la te ci sport yëpp lañ koy def loolu sàcc la football beeg yëpp lañ koy def trafiquant day jël billet bi teg ci 200 wala téeméer ki tayee la rang dem di jëndi mais jënd ci moom dem mais kii defar ay billet nga fal sa ay billet dem jaay ko dem lekk ko loolu c'est du vol loolu day rey sport bi
loolu moom na ci bàyyi xel. baaxul te day dàq. non ku ma si jàpp man jeune laa comme ñoom man su ma làmb du ma sol ay grand mbubb ay non damay sol samay tig taxaw si terrain bi ndax du ma ñëfa suma live ba fii ay nit du ma ko yàqal du ma ko nangu maa ak ñoom daanaka benn lan rek ñëpp ay morom lan ku ma si jàpp di la ku te seex lu leer laa la wax bàcc axwaan du ma ko nangu benn doomu aadama Père Max soo gisee muy wax nii yëpp su ko neexee mun na ko si mën a fekk toujours de moom day yëm promoteur yi bëgg na tey promoteur bu ñëw tey promoteur bu ñëw tey suba nga ñëwaat te loolu mooy yëfu gox làmb dafa metti organiser moo metti nga jël sa moyen sa mbokk ñëpp taxaw xaalis daf ko si di togg ay mbala tey imagine double coins xaalis boobu su ma ko defal seen business joon na ma xaalis weex taal mais lépp bëgg suñu jeunesse bi am suñu jàpp moom foofu lay waxee. te gis nañu sax bi làmb ji arrêté Covid bi ñëw gis nañ problème yi Sénégal am loolu mën nañu wax ni benn partie population bi yëpp ci làmb ji lañu yaakaar. làmb seeg ñu si dund ñoo bëri man su ma làmb muy jaaykat yi ñëpp dama leen bàyyi ñu xàppi naa ndax adduna moo demee noonu am ñoo xam ne man si bisi mel noonu la ñu mën profité pour daw si dépense ama damay dellu sax vraiment c'est toujours ñun dañ koy ñaanal ndax lépp lu muy wax day bëgg xama suñu engagement ëllëg ñu ñëwaat kon li mel ni gars yi da leen war di dégg chaque jour. ndax yor na école lu litam de waaye bu fi toogee moom ñëpp la fi toogal. ñëpp loolu moom man dama koy seede. man mun naa ko seede te bis bi billaay wallaay chaque jour day ma caam dama bëgg a réussir ndax dëgg la amuma kenn koo xam ne soutenir na ma ma dool lépp ñoo ko faate suñu bopp tey combat bu ñu tëgg nii am ñoo xam ne combat bu ñu tëgg nii promoteur mag yi ñoo koy tëgg. waaw. Double 15 promoteur mag yi ñoo koy tëgg mais ñun dañ gëm suñu bopp man gëwuma tey exemple Pemax dugg na si daanu na man su ma dugg dama si daanu mun naa gëwuma loolu mun naa si dugg réussir tey saa fu ma wax ak yow nii sant naa yàlla bu wér aw man lenn lu ma siy xalaat te gëm naa na incha allah dimanche dina neex te ku ñëw dimanche dina tardé. dëgg la. waaye ci di wax. Père Max dañuy dellu si waat rek ci MMA bi ñu doon waxtaanee. fii keroog waaw. parce que gis nañ ne coow li bëri na ku nekk ngi wax te aussi techniciens yi ñu ngi wax. parce que gis naa ko ci mel ni coach yi ñoom sensei ñëpp a ngi prononcé wu. parce que gravité bi la ñuy xool. xam nañu affaire bi c'est très grave. xam nga maa ngi yow émission bi ñu fi def lundi passé ak Bourkhane grand Bourkhane Modou Anta jot na ci moom mbër la woon fii mais ba mu demee Brésil dafa dugg ci club bi di def MMA mais bi mu seetaanee suñu émission bi daf nañu noo yéen dafa mel ni li ne ci MMA rek ngeen xam di ko wax ma ne ko non xëy na xamul sax MMA mais xam nañu sport am na luñ ci xam boobu mais werante amul ci ne lu war a mat 6 sport de combat lañ dajale def ko dara muy MMA yow ngay mbër def benn discipline rek fii nga doon fi professionnel mais fee doona goo fa professionnel amateur nga fa di dajeek ay champion du monde c'est trop risqué parce que man waxuma ko ci dama wax ngir yërëm suma njaboot mooy dëgg parce que man defe naa ne noonu Bombardier ni ñu ko def nit mënu ko def ci àdduna ci bëre xalaat naa ne bu sa loxo mais bu ñu lay étudier sa fort la ñuy dindi la nga ma ne waa ji boo seetee yeneen combat yi da lay attaqué mais Bombardier da ko balayee xaar ko nga xam ne kasetam lañ teg xam ne kii du xaar day ñëw. moo tax da ko attaqué rek gisoo padd bi. da ko padd ba pare soog ko dóor. waaw dóor ko benn kurpeñ mu senk ko. xam. waaw xam nga yooyu Reug benn yoon la plaqué ki mu doon dajeel mu daanu ñu dóor gong bi ñu àtte biñ dellu see bu plaqué waa ji jéggi bu caxabalee mu jéggi ko ñoom dañuy def ne ñoom rek a mën a bëre ñii dañu mën a bëre ndax nit gën a koo dafa am ak yeneen façon yu bëre buñ la étudier mboolem sa fort dañ koy dindi nga dajeek sportif boo xamante ne nii un combattant boo xam ne à l'âge de 15 ans la commencé di xeex ba nëga ni yow fii looy wax ba laal suuf jeex na bu sa kiis laalee suuf jeex na fee boo daanoo jeexagul ndax tappi ngay dóor mu jeex voilà lay dóor ba ngay wala ñu xawate la wala nga ne en zone de danger ñu da ko atte kon bañuñ ñu def ko mais loo doonul taalibeem doo doon sëriñam te moom Reug Reug sax génn na nee na day jël revanche Bombardier nee na kooku la bëgg a dajeel mais Reug Reug kii man de duma ko ci conseillé tay pratique yu bëgg na yokk expérience am
nee na moom moom nee na su dajee kooku 3 minutes la koy may mu daan. non déedéet loolu moom. c'est que sport père minimum moo la mun jàng 4 ans. waaw dégg nga. minimum dégg nga. waaw 3 ans. ñoom bi ñu nekk tout tànk lañ ko màggaale. loolu lañ fi wax keroog wala. loolu am de. te du benn discipline la ñuy jàng. lépp la ñuy jàng arts martiaux yëpp la ñuy def ndaw moo leen. arts martiaux yëpp Modou Anta ngi nii la ñuy def. Modou Anta ngi nii. da ngay gis ku def boxe def taekwondo Modou Anta ngi nii te gis nga def fii judo. boole koog lutte bi. yooyu ay 5 disciplines mu boole ko ci yaramam. kooku yéen est-ce que mën ngeen bokk li ngeen di def. du benn mu ko si gën a ndaw moo la gën a danseur. du doole de pour ñun ngand mooy doole. te ñoom ku ci gën a ndaw parce que gis nga seen yaram yi. déjà ñu suñu xeex baaxul. amuñu garde. ñu ngi xeexee baaxul c'est que permanence fu muy waxee mooy kilifa la. day alerter kon kilifa day sàmm njabootam. gars yi xam nañ bàyyi bu baax am kilifa waaye ay waxam lu am solo la bëgg xaalis bu mu la jar am gàcce. te erreur bi mooy xaalis amagul de. ay 6 millions 500 la ñuy wax yenn niveau yi foog nga am milliards yi xaalis bi. te bu dee combat bu ñu 1000 euros la. combat amateur 15000 euros la loolu c'est presque 15000 euros. loolu c'est presque ay 10 millions yooyu. loolu bëree non ñebe ñu ko calculé sax dañ ne 6 millions 500 matu ko te club bi day jël. waaw ak coach bi. léegi foog nga dem ba àgg ci benn niveau bi. am sa sponsor doo ko am xaalis. ku ci mel ni Modou Anta mi siiwul noonu ci làmb fii mais fee ñëpp a ko xam mi ngi waajal benn combat boo xamante ni benn argentin lay dajal. dañu bàyyi Abdourahmane dugal élément bi sax. waaw nañ bàyyi mu dugal élément bi. bu ko defee ñu déglu ko. père maa lay nuyu di la siyaar bu baax noo def mbaa yaa ngi am tawféex maa lay siyaar lu bëree bëri waa Modou Anta 2 la nekk Brésil maa lay nuyu bu baax la siyaar di la wax maa ngi suivre sa émission bi nga doon def ci semaine bi yee di wax ni la ngeen fa doon wax lépp dëgg la yàlla xam na ko dama toog di seetaan émission bi woy maanaam père de mi ngi mel ni kuy wax ci làmb parce que li ñuy développé ci émission bi lépp dëgg la parce que comme li nga wax rek gis nga mbir làmb du làmb la ni jël di ko yóbbu ci MMA gis nga arts martiaux dafa MMA dafa nekk loo xamante ni bii par force danga koy jàng pour nga mën ci dem boo ko jàngul doo ci dem fenn beneen bi ci topp mooy mbëru Sénégal yi képp ku ci bëgg def MMA comme li may wax saa su nekk rek ci ay sorties yu may def heure bu nekk dama koy wax bu ma ci laajee ma ne leen MMA lu mat 6 arts la wala lu ko ëpp yoo xamante ni dañ ko boole tudde ko MMA. donc mënul nekk nag yow nga man benn képp muy bëre ñëw bëgg a dox ci kaw ki nga xam ne bii jàng na aar yëpp depuis bi muy nekk xale comme ni nga ko waxee gars yi fii sont des professionnels ci li ñuy def comprendre nga te nit ak lu mu mëne danga koy bàyyi ak moom bu ko xeebal te gis nga yow mënoo ñëw am benn ma am juróom ba juróom benn ñuy tolloo mënul nekk li may wax saa su nekk rek bépp mbër bu ci bëgg def MMA di nga jël temps bu mat sëkk jox ko MMA bi dem jàngi ko ay at pour nga mën a ñëw tari ci mais benn jour ak bi ci topp wala benn weer nga dem am combat MMA ni mbër la champion la damay dem bëre ji di gagné loolu mënul nekk c'est impossible ku ko commencé benn ñaari combat gars yi feeñal la amul ma dem te ñëw tubaab yi dañ lay weer léegi du sax yàgg parce que mën nañ li ñuy def maîtriser nañ ko duñu ci fo duñu ci caaxaan te dañ ciy dem ba fin préparation MMA bokkul ak préparation làmb ñun ku ne xam na ni làmb lañ am mooy suñu sport national moo ñu gën a luñ mënti am waaye MMA boo ko bëggee ba bëgg ko def da ngay dem jàngi ko da ngay dem ak ay yoo xamante ni bi dem nañ ci ba ñëw comme yéen ni ngeen mel ci làmb dem ba ñëw ku ngeen téye ci làmb lu ngeen bëgg def ci moom def ko ci noonu la demee nag fii ci MMA bi da ngay dem ci équipe lu mat 7 ba 8 coach su nekk fa yoo xam ni kenn ku ci nekk ak lim lay entraîner te kenn ku ci ne aar bi mu lay entraîner bokkul ak aar bi la keneen ki di entraîner comprendre nga loolu nag mënul yem ak mbër boo xam ni Sénégal la jóge am combat MMA dem entraîner weer dóor ay saaku boxam ñëw taxaw di bëre ku mel noonu mënul nekk da lay gagné ci lu yomb lu gaaw noonu la demee bëgg naa la dégg trop ñu gën a waxtaan ci MMA bi lu bëree bëri
réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. gis nañ élément Modou Anta bi est-ce que mën nga si ñëwaat. waaw ni ma si ñëwaatee rek mooy moom seetaan na émission bi ñu def lundi passé mais nee nañu dafa mel ni da ngeen a def MMA. nee na te li ñu wax loolu mooy dëgg moom da koo seetaan Brésil yëpp seetaan nañ ko ñenn ñi déggul wolof sax mu traduire la li ñu doon wax mais nee nañu li ngeen wax mooy dëgg MMA mënoo cee doon champion te ni ko ci club bi di ko jàng moom yàgg na fa ñun dogoon nangu mu am combat ndax nee na ñi ci gën a tuuti discipline ñu def minimum da nga def ay 3 disciplines wala 4 doo ko mën a def MMA ndax ne loo ramat 6 disciplines de combat lañ boole def ko MMA te am na ñu ne sax ëpp na ko mais fii ne na làmb nag ñoom benn discipline rek ngay def jël sa tour dem di dajeek ay champion du monde boo paree nag nee na mi ngi waajal sax benn combat boo xamante ni benn brésilien benn argentin la war a dajeel pour dem te kii yàgg nañu envoyé ay photos wane club bi mu ne di jàng comme ni Jeylaani doon jàngee moom it genre lit boobu noonu la demee kon bañuñu ñu def MMA mais Bombardier du n'importe qui 2 fois la doon roi des arènes def lu ne ci làmb ba mu jógee Mbuur jaar na ci samay loxo ba daan Tyson doon roi des arènes te bi mu ñëwee bi ñu ko ne dugal ci écurie yi dafa bañ ne guddi Mbuur moom tax na ba mbër yu bëri ak région yu bëri am ay écurie kon moom am na mérite moo tax dañ koy encourager di ko féliciter mais influencé na xale yu bëri ba ñu bëgg a def MMA ne mais nañ xam ne MMA bu yombul man mi bokkoon naa ci ne bëre bi avantage la ñoo man gars yi bu sa loxo jógee buñ la songee dañ lay yéen a dóor ci suuf man àndoon na ma ak ñoom mais seen ñaari dernier combat yi li ma seetaan dalu sa xel xam naa ne bokkut ak la ma xalaatoon ma non damay wax rek ni mu mee parce que damay gis la nga man yëpp yu xañ na ko te baare ci wàllu xeex ñoo la ci ëpp expérience baaba loolu doo ci am ay avantage lan yaa c'est trop risqué ñoom suñ njaboot lañu buñ sa joon ñoom ay milliards mais daal nañ defaat jàngat quoi dañ def taxaw seetlu ci discipline boobu kon Reug Reug na teg loolu ci suuf yée Reug Reug sax sama doom la man du ma yem ak moom ci plateau dama koy woo wax ko li ma xam mais da ngay wax pour nit ñi dégg waaw message bi jàll na waaye pour moom du ma bu paree ci guy gi mën a ko fiis nañ def ñeeg nii rek Reug Siteu noonu Siteu combat bi ba mu demee damay MMA xaalis balaa daal du mbuus ba def ko ci mbuus bu yarax yóbbu ko ci kër ga xam naa ne xaalis bi bu duggee ci kër gi du génn waaw mooy combat bi muy waajal Ama Baldé it noonu danañ wax ak moom bu tee ñu wax ak ñoom si te ñoom sax ay ndaanaan lañ xam nañ ne xew bañuy jàng ñoom ay jeunes lañu mais nañ dugg ci club yi ñu former leen ñu continuer mais li may bañ du fitu kese déedéet avec du fitu kese ak wax dafa laaj jàng man am na benn vidéo bu ñu ma envoyé woon ay xale yu am 14 ans boo gisee ñuy box non dama waaru ñooñu non du benn daal du benn nañ jàngat rek dem ndax ñoom am nañ fit wi ndax ñoom dañoo ñemee gis nga ñooñu ñuy wax ni bu ñoon fii bëri laatoo jàpp ngeen duñ for xoole CEDEAO ñeen Sénégalais yi def équipe bu dem doon champion d'Afrique parce que ñoo ko moom ñi ne dañ leen a fekk ci seen discipline foog ñu yokk xam-xam bi jàng da ko mën a continuer ci tournoi CEDEAO boobu la ñuy ñëw di 4 au 6 paires tournoi boobu lan ngeen ci mën a wax arène nationale li ma mën a wax rek mooy gis nañu def regroupement bu mucc ayib ndax gis naan dañ daan copte rek ci tournoi yi daan am catégorie bi nañu jël ci ñaar dem CNEPS de Thiès du toog tuuti du yàgg tuuti ñu ne la 5 yi lañ am te catégorie bi ne benn nañ ci am ñaar 66 kilos 76 kilos 86 kilos 100 kilos ak plus de 100 kilos muy 3 catégories yi loolu moo am bu ko defee noonu la daan da mais bii gis naa ñu def regroupement bu mucc ayib ba ci dernière semaine bi loo ramat 20 lutteurs ya nga fa tax xamoo ñan la ñuy sélectionné kon am nañ préparation bu dëgër gis naa fa ñoom Boy Faye gis naa fa général bu Malika gis naa fa ñoom ordinateur catégorie champion yëpp lañ dajale mais heure bi xam naa présenté nañ équipe type bi war a dem
li may wax rek mooy di leen ñaanal ndax ku ne werante amul ci ne Sénégal moom. champion ci 7 ci 8 championnat d'Afrique yi mujj def yëpp. 7 yi moo ko jël 7 yi ñoo ko jël. Nigéria benn lañ ñàkk ici fii ci Sénégal keroog bi ñu Nigéria dominé 2-1 l'an 2000 war a bëre nga xam ne bu gañe woon day doon 2-2 Pakala war a final te Pakala boobu xam nañ ne ku mu tolloog nopp moo la man bi l'an 2000 daanoo Nigéria am 3 Sénégal am benn Pakala bi muy bëre final bi muy bëre dernier combat am day bëre di jooy parce que leer na ko ne ñàkk nañ drapeau bi booba nag ci la Sénégal commencé même changé woon drapeau chef de l'État di ko def ci règlement wu CEDEAO ay 3 appuis jël la amul jàpp ngemb mais jur na dara ndax booba léegi lii fi tey yëpp ñoo ko jël kon moo lay wane Ambroise Sarr ak équipe bi mu àndal ak Abdou Badji le directeur technique sortant moom it am na mérite Khalifa gis naa fa ñoom Sitor xam naa ne daal regroupement bi moom daj nañ ay coono yu métti pour jël ko dañuy ñaan rek bu ñuy seetaan si combat Baba Diaw bii fekk nag capitaine bi booy fay gàddu drapeau bi ànd ak équipe nationale bépp ñu def fête nag def fête waaw kii ñu ñaanal ko réussite bu mag ci journée boobu mu tëgg. dëgg la fi ñuy terminer mooy gis nañ ñu ficelé combat yi ñu annulé woon yëpp. mooy diggante Siteu ak Papa Sow. waa Ama Baldé ak Modou Lo. Bombardier kii non Balla Gaye ak Bombardier yooyu yëpp da jox nañ date yi Siteu Papa Sow bi Pape Abdou Fall moo ko tëgg noonu le 5 décembre la. waaw moo ko tëgg le 5 décembre. Tapha Tine Boy Niang bi le 19. waaw yoon wi gudd na lool. waaye ba léegi maa ngi interpellé état diggante xàcc ak dóor lu ne xej na fi. ndax combat bu des 18 jours nga reporté ko mbër mi la nga ko joxoon def na koy saafara def koy bagaasam promoteur bi xaalisam mënoon a liggéey leneen muy cas de force majeure nga xëy na arrêté nañ ko nun ko arrêté nga ne feebar bay yokk te alkaati yeeg police yi ci caserne yi tey ñu toogaat ñaata weer ak at yi ñu toogoon mu combat bu def 2 ans tey ñu reprendre ko dédommagé wuñ joxuñ mbëri dara promoteur bi mënu ko ndax victime la moom tamit mais mbër mi la nga ko joxoon ñu toog di ko seetaan te yeneen secteurs yi bu ñu yëngalee rek état jox leen dara looloo tax ma naan état bëggul làmb mais du contre état man politique gu ma c'est que saaw élection jotee ma dem defi sama devoir citoyen dem voté ji ki ma sentir mais man politique gu ma mais dañoo état dafa jàppalewul làmb te dañoo war a bàyyi xel làmb ji ndax dañ cee bokk bi Covid bi amee dañoo dajale seen i déem ak seen i daxaar kuréel yi ngànk làmb yëpp def ko jox ko ministre des sports mu yóbbul ko ministre de la santé te li muy métti métti yëpp déggoo promoteur bu mars déggoo mbër mu mars te am ñoo xam ne lu leen naqari ñu génn kon secteur bu discipliné lañ te yooyu nag jar na bàyyi xel nañ dédommagé promoteurs yi dédommagé mbër yi ñi nga xam ne Covid bi da leen a laal mais le 5 décembre la Cité Papa Sow préparation bi métti na lool mais le 5 décembre la le 12 bugguma tëb Xaadim Samb damay bañ mu mere ma ndax moom it day ndaanaan waaw dëgg ñàkk jariñu ak kéwal le 12 décembre Xaadim Samb moo ayee ci arène nationale Cheikh Kanté la ko tuddee le 19 Tapha Tine war a dajeek Boy Niang ñu ànd ceeg Leewtoo Pape Thialis Faye xam naa ne semaine bii danañ boucler li des ci combat préliminaire yi muy àndal mais mbër yu mag yi moom mbooleem li ñu waroon a def ak ñoom Pape Thialis tàggoo ña ak ñoom ñu ngi waajal le 19 décembre inchallah bu nu fa jógee xam nga le 1er janvier Gaston mooy ñëw ndax le 28 sax bala maa tëb ndax date bi ñu weccee ak kii mu def ci affaire gentleman ndax mënoon na ne Covid bi daal dal sama kaw comme ñëpp naa bàyyi maintenir sama 28 novembre mais gas da ko ñaan mu ne ko yow sama papa nga du ma xëccoo yow ndax pare nga mu ne ko pare naa fit rek lay demee moo tax ma bëgg ñëpp jàppale ko moo tax mu jël datu le 28 novembre am jox ko père gas ne ko du ma xëccoo yow jël le 7 novembre est-ce que booba pare woon na mais mu jël ay engagement am rek dama xam ne yàllaa fi nekk ak ñëpp waaw le 28 novembre boobu nag kii moo ciy tëgg Gaston mooy tëgg jël Pakala boole ko Forza revanche la Thiès lañ daje woon Luc Nicolas moo ko tëggoon ñu bëre combat bu métti Pakala moo dominé Forza moo dominé ci xeex bi mais Pakala daf mu ko yoxoo su daan ko mais li ci gën a doyaar mooy retour de Zos dellu si na borom dóor dóoraat waaw di dajeek Aline Seye nag barki démb gis nga ni mu def Issa Pouye waaw mook Zos moo lay wane combat bu neex lay doon 100 ans war ci daje ak wës jàmbaar bu ñu fa jógee dañuy dem le 1er janvier
Gaston Mbengue moo ñëw ci diggante Balla Gaye ak Bombardier revanche boobu nga xamante ne nii dañoo bëre woon Balla Gaye da ko doon su ma tollee ni yow maay man ci làmb ji booba Mor Ngeer booba Mor Ngeer moo doon daje ak Bombardier non Mbay Sàmb ñoom ñu ànd ak Mbay Sàmb mu ne ko su ma tollee ni yow maay man ci làmb ji Bombardier war a daje ak Mbay Sàmb Balla Gaye ànd ak ñoom doon booy photo ak Bombardier ne ko bis ma tollee ni yow maay man ci làmb ji seen premier sortie Bombardier daan ko tey ñu war a def revanche mu ne ko damaa feebaroon mu ne ko léegi mu ne ko wér naa du ma la may dara mais combat bu doy waar lay doon Bombardier Balla Gaye 2 ndax li ci doy waar mooy boo dajeek mbër mu magee la ñu ne 10 ans ndax 76 la ak 86 seeni âge ngeen bëree ki nga ne mag la daan la tey ngeen war a bërewaat te moom bu jàllee yor nga yeneen ñaari avance yeneen ñetti avance boo daanoo ci Bombardier sa combat ak Boy Niang day métti sa combat ak Eumeu Sène day métti sa combat ak Gris day métti moo tax mu dem INSEP witi doole Bombardier ne na ko man li ma toll ci làmb fu saa ma bëggee am doole maa ngi lay xaar le deux nag guy gi war a daje ak rëg-rëg loolu daal noonu lañ koy tënkee ba yeneen saison yi di ñëw waaye nag Luc Nicolaï dafa pousse datu la 25 am su ma juumul Jamaïcain moo koy jël war cee tëgg xoyantaan ak Baye Mandione ci la Modou Lo ak kii war a def face à face face to face mais bu ñu fa jógee combat Modou Lo ak Ama Baldé coow li bëri loolu xam naa ne loolu sax mënuñ koo toj dañuy bàyyi ndax le 13 mars la des na lu bëree bëri mais dañuy ñamale rek ñi ñuy seetaan nga xam ne dañuy bëgg di déglu suñuy analyse mais daal loo ci mën dégg combat la boo xamante ne nii enjeu bi Ama Baldé yàgg naa topp Modou Lo ne ko defal say preuve mais li ci doy waar mooy Modou Lo daa dem ba doon roi des arènes xanaa foofu la ko war ne defal say preuve premier sorteem mu jël ko loolu mooy coow li Ama nag daa judd fekk ngemb li ci kër gi te papaam dana woon lu manqué bu caat ñëwee mottali ko combat bu doy waar. dëgg la Père kontaan nañ trop ci analyse bi nga def nii ñu bàyyi Diaw mu tàggatoo. mu ñëwaat waaw Diaw da ngaa tudd 2000 rek waxal prix bi ak it nag service d'ordre beeg. ak la cay xew ak lépp nga tàggatoo ak ambiance ba fa war a am. temps bi xoj nañ. waaw ndax temps bi xoj nañu bu ko defee nga wax ñu ñi lay seetaan nga xam ne miin nañ say événement nga leen di indil spectacle yu neex. foofu moom Père. lan la ñuy xaar ci. foofu incha allah ku fi ñëw sa xel dina dal. waaw ndax wàllu GMI moom jënd nañ ba mu mat. sécurité bi mën na sëkk. ba maanaam lu commencé si rond-point bi. ba si stade bi. lépp dañ koy gérer ba mu mat. ka maanaam du woo àdduna nag pour ñu jàppale ma. xam nga comme ay ndaw la gëm suñu bopp nangoon liggéey. kon dañuy soxla ak ku ñu jàppale quoi. ka maanaam bii yomb na 2000 la. 5000 10 000. 10 000 ka maanaam waaw du woo àdduna daal. wax sax mënoo ma ko noonu. jëf laa gën mën ko wax. léegi ambiance bi tëggkat kan mooy tëgg ak kuy way. waaw famille kii Pape Seck. Pape Seck waaw ñoom cosaan lañ ci ñoom cosaan lañ ndax ñoom booy witi leneen it ñoom da nga leen jël. waaw te El Hadj tamit ñoo ngi xool bëgg ñu fi def benn genre wu pëjam foofu. El Hadj Keita day. El Hadj Keita xam nga ndax ñun moom lépp lu ñu def rek dañuy bëgg. Medina Medina ñu gis ci seen bopp. mbir mi doy na waar. kay combat bi rëy na ndax li ci doy waar mooy. xam naa ne tendance ba xew ci Medina yéeme na nag. neex na kay. parce que ba ci artiste yi kee bu ngoyee ci Sidi Diop. ka leen dem ci El Hadj Keita kee dem El Hadj loolu dañ ko tënk noonu rek xam naa ne. dinañ ci ñëwaat ñu bàyyi la nga tàggatoo jàpp. waaw c'est man lépp lu may def damay bëgg doom Medina yi saf saf. ndeysaan ndeysaan. comme waaw soxna si maa lay gërëm bu baax. ndax li tam yombul. xam nga di la encouragé nag. adduna moom dara yombul. soo gëmee sa bopp xam fooy teg sa tànk yàlla mun na la jàppale. vraiment moom dañ koy ñaanal fan bu gudd. xam nga yàlla bàyyi ko suñu kaam ndax xam nga wax dëgg yàlla toujours su waxam day bëgg promoteur bu ñu tëgg tey suba la tëggaat. kon loolu asuko moo koy def. su ko neexoon mën na comme diw la àndal ak DG ak diw moom def loolu xam nga waaw ñu adduna daal. dañ si jàpp ñu ngi lay jaajëfal bu la baax set daal. setu ñëpp la incha allah dinañ fa teew kontaan nañ bu baax a baax Père Max suñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw di wax rek alxames àjjuma samedi nañ dem arène nationale jàppale suñu gaynde tournoi CEDEAO ñu téyewaat raaya bi. du ma wax la c'est dimanche lay wax dimanche ñu ànd ak Baba Diaw feesal stade bi del ànd ak yar nag dagg billet. poussé ko mu am ndam ñu commencé ko ci jàmm
mu jeex ci jàmm yàlla mën na ko ba moom mu am ci ndam làmb gañe ci lu ci rafet borom bi la lu ci ñaaw jaam yu xeebu ñoo bëggoon mu rafet man sama yéene rek laay wax ma sa yoon ñëpp am jàmm yàlla def ci réew mi jàmm ba beneen altine ak yeneen i invité boo ko defee luñ jëlee ci arène nationale ak CEDEAO bi dañ toog fii jàngataat ko maag Laalia jërëjëf ba beneen altine internaute Sénégal 7 ñu ngi leen di jox rendez-vous lundi prochain ci Max Lamb mais avant lundi bi dañuy daal di dem le 7 stade arène nationale daal di dem jàppale suñu promoteur bi di Baba Diaw ci combat yooyu mooy tëgg diggante Quench ak Double Moteur. À la prochaine, merci. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com